asalaamaaleykum suñu mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar di baalu ñëpp ak di nuyu bu baax a baax ñi nga xamante ni ñoom ñooy suñuy soppee waa info réew mi ak ñi nga xamante ni waa info rajo tey nag dañoo dalal ki nga xamante ni moom ndaanaanu bërekat la xale boo xamante ni nee naa leen làmb dafa am ci moom yaakaar tey nag ñu fekk ko ba fii ci Yoff Tongoor ci benn place boo xamante ni après dinañ ci waxtaan mais daal mbër bi ñu dalal tey mooy Boy Baol nag ñëpp xam nañ ko am na ci lu mu jógee am na ci li nga xamante ni mi ngi ci kanamam dañ koy bàyyi mu exprimer wu ñu continuer waxtaan bi mbër ñu ngi lay nuyu. waaw asalaamaaleykum waa info réew mi maa ngi leen di ziar bu baax di leen nuyu di sant sama ñaari waajur di santaat sama yaay bu baax di santaat sama papa di sant waa Bawol di sant waa Ngor xam nga di nuyu waa Wakaam itam di nuyu képp kuy Bawol ak képp kuy Lébu waaw di santaat sama sëriñ bu baax sëñ Abib Mbacke ak sëñ Abdou Karim maa leen di sant bu baax a baax waaw di santaat waa Touba itam di leen wax dal jàmm. Boy Baol mbër tey bu ñu doon wax kan mooy Boy Baol parce que am na ñoo xamante ni xamuñu kuy Boy Baol dëgg tey Boy Baol mooy kan fu mu juddoo originam fu mu nekk. waaw Boy Baol moom benn jeune la rek bu juddoo Bawol yaroo ci lébu yi li naan yor dereti Bawol yor jikkoy lébu noonu la demee jàng naa école dem naa ba CM2 ma bàyyi bi ma bàyyee laa ñëw Dakar di liggéey sama métier comprendre bi ma liggéey sama métier ba pare si la ma bëre neex daal ma nekk si place Ngor bi di ko fooye ba làmb daal dugg ma. avant bëre da nga ne Bawol suñ déggee que ni Boy Baol la juddoo sa enfance foofu nga ko defee kon donc da nga dem ba benn instant daal am lu la indi fii ci Dakar. waaw jàng métier teral yaay teral baay moo ma indi Dakar ñu dénk ma sama nijaay Baara Faye moom lañ ma dénkoon bi may nekk xale waaw mu yar ma def si man lu bëri nag def si man nangoo liggéey xam nga may nekk menuisier ak maçon dem naa ba qualifié si waaw loolu yëpp mën naa ko si la nekk ci làmb ji nag di bëre ay mbapat fu ne ma fay bëre mbapat di bëre ay Wakaam Yoof di dem si àll bi dem fu ne daal di fa bëre xam nga sama enfance daal def naa si lu doy waar dëkk ba itam def naa si lu ne waaw ku terrible laa woon nag. ku terrible est-ce que mën nga ñëw expliquer sa enfance loo xamante ni mi ngi sa mémoire ba léegi loo fa def ndax on dirait que ni moom Boy Baol daan kii rek daan ruube rek. waaw dama doon ruube moom ba école sax li tax sama njàng sax li ko gën a tardeel mooy ay histoire ay xeex comprendre nga comme xale rek ni muy dundee xam nga damay xool ki nga xam ne moo ëpp fit ci dëkk bi ma jëm ko affronter xam nga ñu raag xam nga loolu daal gën na maa lii sama waaw sama enfance waaw. Boy Baol dafa am papa buy bëre wala maam bu bëri fan la doon na mbëre. waaw fi ma ko doonee mooy sama papa dafa bëggoon bëre sama nijaay itam sama ñaari nijaay yëpp dañ doon bëre Issa ku si mel ni Issa Bara Faye Zallo itam sama nijaay la da doon bëre xam nga ak Bawol da ngay juddu rek gis grand yi di bëre nga bëgg lool quoi ku si mel ni ñoom Zal Thiaw ñoom Modou Awa ñoo ñëpp seen keppaar parce que laa yaroo waaw noonu la demee. lan moo la inspiré ba nga dugg ci làmb parce que tamit dañ naan làmb parfois da ngay jékki-jékki am ñoo gis dañ leen di fan am moo tax nga topp xam nga xale rek topp benn affaire boo xamante ni dara am fu mu lay yóbbu mais est-ce que tey làmb mën nga ñu wax Boy Baol nan la def ba inspiré wu ci làmb dëgg. waa gis nga comme dem place Ngor ay champion di fa ñëw ma leen di daan boobu bëreegu ma sax mbapat ñuy bëre ci place bi ma leen di daan comprendre nga si laa dem daal ba parce que kenn mënu maa daan te boobu commencé gu ma sax mbapat xam nga foo loolu moo ma gën a inspiré bu may seetaan télé ba gis ay gars yu bëre su ma leen gisee damay leer na ñii di bëre nii mënuñu maa daan te ñu ngi fay ko ay millions xam nga loolu moo ma gën a inspiré ma commencé di dem si mbapat yi xam nga di toj mbapat yi ñu naan booy bi boobu sax motuma 70 kilos xam nga ci laay def noonu ba dugg équipe nationale xam nga loolu yëpp def naa ko daal. lamb ba nga ciy dugg est-ce que sa papa ak sa yaay d'accord nañ ci parce que en général parents yi dañuy xaw a ragal tuuti mais est-ce que avant ngay dugg parents yi d'accord nañ ci. waaw sama yaay ak sama papa bëri naa presque ay 2 ans 3 ans di mbapat di ko fooye ñoom yëguñu ko bu ñu demoon tabaski am na 5 tabaski yoo xam ne tabaski woowu ma suñ kër damay li rey xaar bi rek dugg àll bi 5 ans juróomi at sama yaay du xam fan laa jëm damay ñëw rek andil ko xaalis andil ko ay trophée des fois sama kanam gi xoosu
mu ne ma yow fan nga nekkoon donc doon xeex wala nu mu demee noonu ma ne ko yaay man daal mooy loolu mais am na loo xam ne mënul nëbbu bi gars yi commencé di fréquenter suñ kër di commencé bëri ay nit comprendre nga ci la sama yaay xam ne man damay foye bëre quoi gars yi di ko wax ba mu yëg ko ñu ñaanal ma mook sama papa kenn terewu ma ko quoi kenn jéem ma koo tere ndax sama papa dafa bëggoon làmb presque bawal mbër yu bëri buñ doon bëri si moom moo ni yóbbu quoi moo ni yóbbu ci stade ba xam nga ba ñu bëree dem daan ñëw xam naa loolu la ko yàlla fay quoi loolu la ko yàlla fay si doomam ndax da koo bëggoon moom masul bëre mais dafa bëggoon làmb noonu la demee quoi. tey mën nga ñoo expliquer sa mbapat nu mu demee Boy Baol fu mu toj avant mu dugg ci lutte avec frappe parce que dégg nañu ku mbapat nga dégg nañu fu nekk dem nga fa mais nettal tamit ci làmb ñu borom la dàqee say mbapat expliquer ñu nu mu demee. waaw yaakaar naa moom li ma def mbapat moom buñ ko doon wax ci émission bi man di nga ci def lu mat fukki émission du mën a jeex ndax fu ne bëre naa fa mbapat champion bu ne daan naa ko mbapat ñu bëri daan naa leen mbapat fii. est-ce que bëri na instant bi ñu lëmbee lamb. waaw comme ñi ma mën a citer rek ay Coins bëri nañ ñaari yoon ma daan ko ay Nandi Fall bëri nañ ñaari yoon ma daan ko ay Ronaldo ñooñu bëri daan naa leen ay États-Unis bu final woon. Arena Tour bi ñooy daan naa leen ay Pape Cambérène ay Lassander ay ñoom Laay Pythagore ñoo ñëpp bëri nañ na drapeau bi ma ngi si man xam nga ñoo ñëpp ñi ma daan daal ay champion si arène bi instant yi ñuy toj bëri nañ su ma ko doon lim fii ba suba du ma fi jógee ndax église Parcelles rek bëri naa fa 9 combats mosuma see am défaite ay ñoom Mbay Difoncé ñoo ñëpp dama leen a daan mbapat comprendre nga ñi ma si daan mbapat daal bëri na quoi. waaw mbapat am nga ci xaalis. waaw doon naa si gagné nag ay drapeau waaw gagné naa si xaalis lekk naa sax ay millions ndax am na départemental bu amoon man maa ko bëre woon maa ko jëloon année boobu maa ko jëloon terrain gaal gi quoi waaw boobu moom maa ko jëloon fu ne daal jël naa fa mbapat loolu mënu ma koo calculer li ma jël si mbapat mënu ma koo compter ndax dama doon jël parce que ñi ëpp ay drapeau si arène bi si laa bokkoon ndax sama premier combat bi ma yóbbu ay drapeau parce que yóbbu naa lu mat 80 drapeau stade waaw. est-ce que mës ngaa intégré ci équipe nationale wala mës nañ cee woo wala mës ngaa bëri ci yooyu noonu. waaw équipe nationale nekkan naa fa ci ñoom Ambroise Sarr maa ngi leen di profité di leen nuyu ñoom Badji foofu nekkan naa fa mais li ma taxoon ma jógee fa jamono yooyu promoteur yi dañ ma doon xëccoo quoi. est-ce que nekkul ni dañ li taxoon ñu yóbbu la lañ gisul mbër yow it. non maag Cheikh Ousmane suñ place parce que moo li yoon ndax man moom yaakaar naa simple moom yaakaar naa benn mbër jaaxalu ma si wax dëgg yàlla xëy na dama amoon combat sama nijaay ne ma ñëwal bëre combat bi si laa jógee équipe nationale ñëw bëre combat bi si laa continuer nag di bëre samay combat arène. moo tax yàgguma fa. mais équipe nationale est-ce que ni nekkul ni xaalis bee nii moo gënoon a bari ndax équipe nationale tamit da nga doon défendre sa dëkk est-ce que mbër gis nga fa sa bopp est-ce que boycotté wuñ la sax. non du question boycotté ndax nit bu ñu gisee ay qualité si yow rek dañ lay woo danoo gisoon ay qualité si man ñu woo ma bin ma wooyee nag xaj na arène bi sama nijaay xam nga man conseiller laay dégloo moom moo yor sama lépp Issa Faye moom moo ne ma kaay bëre arène bi après ma bàyyi Cheikh Ousmane moo jëloon sama place sax après mu dem xam nga man maak moom ñoo doon xëccoo place 115 kilos bi après moom mu dem man ma resté. turu Boy Baol bi Boy Baol nga bëree sa mbapat wala dañ la ko tuddee nii. waaw Boy Baol bi moom yaakaar naa sama benn copain moo ma ko tuddee woon quoi wakaam laa doon bëre mbapat mooy bi ma sama premier mbapat ma ñëw di bindu mu ne ma Mbaye da ngay bindu ma ne ko waaw mu ne ma lan ngay bindu ma ne ko bindal daal lu la neex mu ne ma Baol bi nga doon xaar ma bind Boy Baol sama benn copain la Ablaye Ndiaye la tudd maa ngi koy profité université lay jànge comprendre moo ma ko tuddee tur bi foofu la jóge bu ma demoon ci àll bi damay bindu Boy Dakar waaw des fois itam bu may làqatu damay bindu Boy Dakar des fois nag ma bindu Boy Baol. Boy Baol nga dugg ci lutte avec frappe ba na ne. 2010 laa bëre sama premier combat waaw 2010 laa bëre sama premier combat mosuma def année balance nag 2010 bëre naa 3 combats waaw. kan moo njëkk a tëgg sa combat. kii Ndeye Ndiaye Tyson moo njëkk a tëgg sama combat maag Kool bu Zap waaw jour boobu yaakaar naa Mame Balla moo doon bëre ak Jaylaani Pouy waaw jour bu
jour boobu nag fayoon nan ma si xaalis ndax sama premier combat bokkuma mbëri ni fay ay 100000 sama premier combat fay nan ma yaakaar naa 400000 waaw fekk na dama doon bëri ay combat simple 500000 waaw noonu la demee quoi. ñu bëri dañ doon rêver lutte avec frappe mais yow sa lutte avec frappe ba nga ci duggee nu mu demee sa premier jour wala yow savouré woon loolu ndax lutte simple bi li nga ci daan am wala. non dérangé wu ma ndax kuy def mbapat géew xam nga li naan mbapat si la say defet di jeexe ci ngay miine géew itam parce que foofu laa gën a xàmme ndax avant may bëre arène dama doon am ay car bu ma amoon ay combat ay parcelle ay car laa doon yeb dem bëri ji ko kon bu ma amee premier combat noonu rek lay demee noonu ni nga ko doon préparé xëy na dóor bi lay xaw a ute waaw noonu la demee. nga def ñaata combat. waa jamono yi ñu toll yaakaar naa def naa 17 combats. yaakaar naa am naa 3 défaites 15 victoires. Boy Baol ñan la daan. ñi ma daan bëri na de. li ma ñëw avant dernier combat waaw ku si mel ni Pape Mbaye ñaari mambala yi ak ñaq jariñu ñaari mambala yëpp daan naa leen ak ñaq jariñu ak trompeur ak ñoom Koña ay Aline Sey ñooñu laa la mën a citeel quoi ay ñoom ris ñaa waaw ñooñu Sangu Njaan Tafa Boy Bambara ñooñu ñëpp daan naa leen comprendre ak ñeneen ay Zoro bu Pikine ñooñu ñëpp daan naa leen kóol bu zap mënuma koo lim daal ndax des fois day xaw a fàtte quoi. mais moom benn combat boo xamante ni mu bari woon coow Boy Baol ak Alioune Seye numéro 2 mu nekkoon combat boo xamante ni Alioune Seye ci li mu jógee woon Boy Baol tamit combat boobu mën nañu koo expliquer ak coow li ni mu demee woon Boy Baol nar a daw ne parewul affaire yooyu noonu affaire bi indi benn kii jax bu ko yóbbu combat boobu nu mu demee. waaw combat boobu bëri woon na coow ñii di woote naan bul bëre ñi naan bëreel waa làmb yi parce que famille am ñëpp ma woon. ñi naan ma bul bëre ñi naan ma bëreel xam nga combat boobu bëri woon problème quoi ndax boobu problème mu waa Wakaam bi ak Mbour jamono yooyu la woon comprendre nga waa Wakaam bu accident bi am ñu naan saison bi tëj na wala tëjul man nag xam nga man pour man combat bi déwén la jëm fekk na instant bu ma naroon a daw dinaa paas 700000 dem États-Unis ñëwaat xam nga ma toog combat bi ñu def 3 jours ñu ne ma combat bi comme dañ noon saison bi tëj na quoi. combat bi dootul am ñu toog ba 3 jours ñu ne ma si ngay bëre fekk na Alioune Seye pare na léppam xam nga non ragaluma sama staff non dama ne damay bëre. non da nga tiit ndax tiit bi mooy que ni Boy Baol bañ na du bëre bañ nar koo yóbbu ci yoon. non dama ne damay bëre sama staff ñu ne doo bëre. ma leen non danoo xalaatoon daf may daan ndax pare wuñu doxuñu mystique 2 jours lan dox mystique. combat bi ne suba la 3 heures du matin laa dugg si Ngor parce que Alxuraan. combat bi parce que 2 jours laa ko préparé quoi si mystique si leneen ak leneen xam nga combat lu mu dee war nga ko pare ay 3 mois mystique ak leneen combat du dem rek bëre ji da nga war regrouper say supporters boobu samay supporters kenn xamul ndax damay bëre ñu naan ma bul bëre man itam bi ñu demee ba xam ne affaire yi bëre moo sës maa leen bàyyi baal ma dem bëre ji dem daan ko ndax boo xoolee bi ngay bëre mbapat daaw ànd ak kenn. xam nga da ngay jékki-jékki rek nga xëy ñu ne la mbapat am na fee nga dem bëre ji ko man foofu laa ko jàppee ma ne damay ñëw tegal ko dee. mais loolu combat boobu amoo woon confiance sa bopp ndax dem nga ba benn instant yow ak promoteur bi ne da lay yóbbu si yoon vrai ou faux. waaw dëgg la loolu moom dëgg la demoon nan ban ne dañ ma yóbbu si yoon mais loolu yëpp ñàkk a waxtaan la woon mais bi ñu demee ba xam ne nun ñoo nekkul si yoon xam nga danoo dem bëre yàlla suturaal ñu daan comprendre nga. noonu la demee mais benn problème amu si woon problème boo xam ne dafa danger xaj na sama staff li ñu doon xalaat mënoo di préparer combat nag doxoo mystique doxoo dara doxoo leneen ak leneen boxe defuma ko si kontaaku ma waaw 2 jours 3 jours laa pare ñëw bëre xam nga loolu dafa metti loolu sacrifice sa mbër la moo tax bi ñu demee ba si biir itam noonu la mënoon a demee yàlla dogal ma daan ko te Alioune Seye pare woon na lépp. moom pare woon na comme affaire complot la woon quoi boo xoolee ba si biir da nga naan affaire complot la mais doo comprendre non ak ñeneen doo comprendre daal. ñoo doon xeex ci biir. non doo comprendre lan moo xew si suuf waaw. ay wax yu sew. ak ci waa axlu làmb. waaw lu ne ngay dégg mais doone waa axlu làmb ndax làmb ñii dañ lay bëgg ñii mooy loolu xam nga noonu la demee quoi. ba nga jógee ci Alioune Seye 2 après nga dem ci kan.
waaw bi ma jógee si Alioune Seye 2 yaakaar naa si Amaneex laa dal de waaw. combat boobu tamit Boy Bawol li tax mu jël Amaneex jóge ci Alioune Seye 2 dem ci Amaneex combat boobu Boy Bawol nu mu demee. waaw combat boobu moom wax dëgg yàlla daf maa gën a jàngal waaw ndax boo xoolee awma dara lu may perte si làmb instant yi ndax xale laa boo xoolee Amaneex bi muy bëree arène rek man bëreegu ma mbapat boobu yaakaar naa maa ngi jàng sama métier waaw. non man na ma jur keroog mën na ma jur ndax bi muy bëreek Pape Faye boobu parce que man duggaguma si làmb waaw kon yàlla lu mu def rek noonu la ndax combat bi ma gën a préparé si àdduna mooy maag Amaneex bi ma gën a daj ay coono moo maag Amaneex bi ma gën a financé xaalis maag Amaneex la bi ma gën a entraîné mu jaral ma jënd moto ngandu moto di si dem din tout le temps suba ngoon combat boobu la. lu ci dugal mbër lu tax nga jël Amaneex loolu wane foofu ndax boo jógee ci Alioune Seye 2 tey waroon ngaa dem au sommet ndax Alioune Seye 2 ak Amaneex bien vrai que ñoo bokk nan lañ ko mën a expliquer ñoo bokk rang mais Boy Bawol tey waroon naa xool keneen. waaw sant yàlla rek su ma demee bay bëreek ñoom Alioune Seye 2 ñoom Tafa Boy Bambara ñoom Amaneex comme ni ma la ko waxee léegi Mame Balla bi may bëre sama premier combat la bëreek Jaylaani Pouy lamb dem ba ma bëreek moom grand combat. kon loolu sant yàlla ndax dama ñëw def samay preuve yéeg comprendre nga lu jafe ndax sama morom bu yéeg maa ngi koy déglu keroog Mamadou Mbaye di ko wax naan ténor yi ñëpp a bëre ñu boole ma si ténor yi kon loolu sant yàlla la ndax fa ma nekkoon wàccu ma de fa laa nekk ba léegi. mbër na da ngaa wàcc ndax xewatoo da ngaa daan Alioune Seye 2 am buzz gars yi la mais bëreeg Amaneex daan la kenn du tudd sax Boy Bawol bu mbër xewatoo. dama ne du ma def benn sortie maa ngi doog a def sortie pour génn wax dëgg yàlla mooy loolu moo tax fa ma nekkoon maa ngi fa ba léegi mais daa am leneen lu may préparé leneen a nekk sama xel. comme lan mbër man victoire dootuma ko jibile. daa am billaahi daa am leneen lu nekk sama xel. mais comme lan victoire dootuma ko jumbale yow mbër yaa ngi daanu xewatoo gars yi kiiwatuñ la nga naam lu nekk sax lan moo nekk sax. li may gën a visé mooy instant yi bor bi ma amal bawol yi ak lébu yi moom laa bëgg a fay sa incha allah barki Serigne Touba laa la waatal sama xel fi ma ko gën a teg mooy jël roi billaahi foofu laa ko teg. yow Eumeu Sène nekk fi ay ñoom Ama di ñëw ay ñoom kii ay Modou Lo même mbër loolu kañ lay doon mbër nag yow it nag mbër. waaw boo déggee mën na la instant yi victoire dootuma ko jibile am na fu ma teg sama bët. non comme fi ma la wax rek au sommet. li may prouver ci si làmb daan naa fi ku ne. mais mbër attends nag mbër yow li ngay prouver ci làmb dese na la am na tey boo bëree woo ak Ama. yow ay ñoom Boy Bawol ay ñoom nu mu tuddati ñoom Wuli 2 ay ñoom Kéwél ñoo ñëpp say adversaire la de pourtant. waaye boo yow xanaa xamatoo làmb nag ñooñu samay dëkkandoo lan. mais comme bu dul woon dëkkandoo ay adversaire lañ parce que xewatoo il faut nga relever ci. bàyyi yooyu lii sax waroo koo génn si émission bi bu ne xewatoo mooy loolu man fa ma nekkoon nee naa la maa ngi fa ba léegi yàlla def na bu ne Bawal. bu nee tafaatin da naan Boy Bawol. léegi moom wax dëgg yàlla moom da ngay fàtte sax. waaw mooy lëlu bi rek. instant yi dama tuma làmb dama toog dama am bor bu ma ameel gars yi war leen koo fay billaay walaay talaay li ma lay wax nii instant yi am na fu ma teg sama bët. mais fan nga teg sa bët booy yi lëmbe mi ngi fi sa combat ak Siteu gars yi ñu ngi ci doon dox bëggoon nañ ko mais combat boobu Boy Bawol looy daw Siteu. xale jàmm gën bi. non man duma mas a daw mbër côté boobu moom Boy Bawol ragal la wala Boy Bawol day daw loolu masul am. te foo ko wax sax danaa la loolu moom du sax wax. loolu mbër der nga ñëpp xam nañ ko mais instant bi c'est-à-dire xam nga da nga daan te ku daanu bokkatoo ndax da nga xewatul instant bi da ngay toog noppi comprendre nga da ngay toog noppi mais tey Boy Bawol ak Siteu xam nga Siteu sax moo la gën a xew waaw bien vrai que ci defet la jógee mais moo la gën a xew. moo ma gën a xew man yàlla dafa def nag ñaari gox laay représenté di représenté Ngor di représenté Bawol. sa comprendre yow ñooñ sax yaa leen tut mais man xam nga du ma toog sax di leen laaj ndax lan lañ fi def lu ma deful. mais attends Siteu ñi mu bëreel. lan lañ fi def. ñan la bëreel. daan bëreel naan Zarko. waaw. Naar Sogas. waaw. bëreel guy. waaw limal man nag limal naa la ñu ma la limal kon am na yoo xam ne du ma sax débat ak yow amateurs yi ñooy xool làmb bu leen neex ñu tëgg ko man pare naa pour ñi si kaw. comme ñan. non ñi si kaw rek. comme ñan ñi ci kaw. waa ñi si kaw rek. comme ñan. xaj na ñi xam làmb mën na noo wax. mais attends
mais booy bool instant bi da ngaa daan xewatoo kenn xamatu la dañ laa boycotté nee mais waxal ñi nekk ci kaw. kan moom boycotté. kan moom boycotté. man dama laa boycotté man moom wax dëgg yàlla du ma mas a xew yi quoi. mais booy bool ak Garga 2. non bu ma tuddal ay Garga 2. ndax la xooluma ko. Garga xanaa bu ma waa Garga 1 laay soxla ndax man tête de file laa tête de file écrit laa kon kay Garga 1 laay soxla. waaw noonu la demee non 2 waxuma ay waxam. ma mayal la buzz ki nga xamante ne mooy Modou Anta bu Thiès. waaw boobu itam bu ñëwee itam baax na. mais ñoom dañoo pataat. ay Yékini Junior ndax Tapha Tine daan na ko ma doggali ko rek. mais Yékini Junior bu ñëwoon ma doggali ko. mais booy bawal mais Yékini Junior bii nga xamante ni mu toll ak Yékini Junior mais mbër nag da ngaa jóge ci defet nag doo tax ñu nooy sax. moom si lu mu jógee. mais ci defet la jóge mais yéen ñaar bokkoo leen. kon yow xam nga ne sa émission rek see boole waale mbalak mais xam nga ne loolu xam nga combat sax mais xam nga ne loolu combat la loolu dafa neex. kon daal Yékini Junior Garga. waaw. ak ki nga xamante ni moom mooy Modou Anta bu Thiès. ku si ñëw baax na. est-ce que ñooñu mbër dañ la jël. waaw buñ ma jëlul làmb li naan daan dem la daanu toog ku ma si jëlul déwéntig ma soxla bëgg a bëre ak man waaw. mais moom combat boo xamante ni ñëpp nañ booy bawal doon daw pour bëgg lu nooy sa combat ak Malaw Seras fu mu toll. waaw combat boobu du ma si sore combat boobu business la waaw yaakaar naa business la daal foofu laa mën a yem ak yow. kon combat ak Malaw Seras combat business la c'est-à-dire business dafa bari façon de. business la foofu laa yem ak yow. mais combat boobu kan moo ko tëgg mbër. Sow production waaw. business la daal xaj na fi ñu koy bëree dinañ ko xam après. kon Malaw Seras business nga ko jàppee. waaw business laa ko jàppee. business comme ça comme daal business l'argent. waaw. dañ laa proposé xaalis ci Malaw Seras nga jël ko. mais Malaw Seras seen combat kon gâteau nga bëgg a jàppee Malaw Seras quoi. ma si proposé bu ma ko fayoon si yaawu jaal sax business boobu ma jël ko waaw. kon da ngaa bëgg a jàpp ni Malaw Seras ab benn gâteau la quoi. loolu dara ndax xam nga làmb day toll foo xam ne man ñëpp ma xam si làmb te xam nañ samay qualité Malaw tamit ñëpp ko xam na waa non waxewuma ko Ama moo koy indi. xam nañ li ma man ak li ma mënul waaw te samay supporter ba alaa yow mi diin dañ may topp ndax xam nañ bu ma doon bëreeg yaawu jaal sax xam nañ li ma mën ak lu ma mënul dinañ ñëw xam nga mooy loolu noonu la demee. kon donc daal combat mais sa combat ak Malaw Seras taxaw na mais comme que business la ab gâteau nga jàppee Malaw Seras kon nañu kii foofu noonu. ñu amee leneen nag lu metti si côté bi daf may neex ku si mel ni ay ñoom Yékini Junior ñoom Garga ci côté bi nga xam ne da ngay liquité lii rek dem ci lii. mais attends yow Malaw Seras da ngaa nekk ci guddi gu bër setagul il faut nga bëreeg Malaw ba pare soog a wax ay ñoom Yékini Junior. non defet moom yaakaar naa day defar mbër. non guddi gu bër setagul c'est-à-dire que da ngaa am kii da ngaa jël avance ci Malaw Seras. il faut nga kii ba pare. waaw loolu du dara ay xale lan war na noo bëre 3 combats ba 4 combats ci saison bi waaw loolu laay ñaan ko. comme que da nga défier ñooñu noonu rek mbër yi nga xamante ne instant bi xaw nañoo xew ku ci mel ni Garga 1 bien vrai que ne amagul combat Modou Anta dafa jógee ci li nga xamante ni moom mooy victoire ci gonob Thiès gi xam nga mais ñi nga lim ñooñu ba dëggal sa bopp mbër ndax Garga ay Modou Anta yi xoolatuñ la quoi. déggoo ma wax la dama la koy répété laat Garga 1 ak Modou Anta ak Yékini Junior même buñ tibee suuf jox ma bëreeg ñoom. ndax la foo ko teg. bëre dafa nekk sama deret ba pare waaw sa amateur yi am na feneen fu may xaaree te man du ma mbër boo xam ne damay daanu ba pare bëgg lu yomb ndax bi may jóge woon ci défaite am na défaite bu ma mas a jóge dama jël lu gën a metti muy trompeur kooku mu talaaseen moo ko signé woon te bi mu koy signé tàgguwuma sax waaw kon nga xam ne man lu metti amateur yi sax li ñu gën a xam si man mooy lu metti te masuma bëgg lu yomb ñooñ laa bëgg ñu jox ma mën a wane sama bopp ndax man pour man waneegu ma sama bopp ba léegi dama bëgg ñu jox ma adversaire yi nga xam ne danoo xam nga taxaw am bëri doole ñooñ laa gën a soxla ndax man bi may peser ay 65 kilos laa doon daan ay mbëru 100 et quelques kilos kon am na loo xam ne waneegu ma ko si làmb kon noonu la demee. mais mbër nan nga mën a jugee ci défaite xool ñi nga xamante ne instant bi man dama leen sax ragal xool. mbër ngeen da ngaa bëgg lu metti mbër bëgg lu metti yow jóge nga ci avenir doo wut lu nooy Malaw Seras da nga yaakaar ab gâteau la wax nga ko sànq mbër wutal lu nooy. non sama carrière moom wax dëgg yàlla bëgguma si lu nooy waaw bëgg ndax bu fekkoon lu nooy laay wër ma ne moodu ji
yàlla may na ma may dem tukki mais bëgguma lu nooy fii laay toog dund làmb di xama di nooy si virus bi man loolu laa bëgg ñu may jox ci gaa yi yu saf yi may rayante ak ñoom amateurs yi kontaan ndax loolu lan xam si man dama doon rayante stade bi ba amateurs yi jóg yooxu xeex bëre kon loolu laa namaat loolu laa bëgg a indiwaat gaa yi gën a xama mooy loolu waaw kuy Boy Baol. moom loo xamante ni actualité arène nationale bëri dañ ko doon jooy tey président de la république son excellence monsieur Macky Sall tey ñu def remise du clé lan nga ci mën a wax. waaw arène nationale bi moom yaakaar naa suñ avantage la ñun jeunes yi dañuy félicité waat Macky Sall rek moom mi ne may arène nationale ndax président bu ne jaar na fi digg ñu ko joxuñu ko kon loolu dañuy félicité waat xam nga loolu daal ak cant la daal te man arène nationale bi dama bëgg fa mu nekk Pikine ma dajeeg waa Pikine yi foofu ñu rayante foofu loolu daf may neex quoi xamal làmb lu si gën a neex mooy dër bi te man yaakaar naa waa Pikine ba may départ ba léegi loolu dër bi la fu nu mas a daje du yomb te yàlla def na masuñoo am victoire si man te Pikine moom yaakaar naa ñi ma fa gën a visé mooy ñaar muy Boy Niang Ama Baldé barki Alxuraan ñaar ñoon laa fa visé quoi mooy lool nit mooy lool ñaar ñoon laa fa visé te yàlla nanu yàlla may dund rek ba si kanam waaw. beneen bi mooy association bi nga xamante ni moom la mbëri def ak seen i mag pour xeex li nga xamante ni moom mooy waa CNG li ñuy def dagg yeeg ak président Alioune Sarr tamit gars yi bëgg nañ mu dem mais est-ce que tey loolu Boy Baol gars yi contacté nañ ko te am na est-ce que lu mu ciy wax. waaw association boobu man jàppee wu ma ko xeex quoi man yaakaar naa defaraat làmb lañ ko war a jàppe comprendre nga mënoo mbër yi comme dag bi lu mbër yi man ànd naa si dag bi metti woon na kon loolu daal ànd naa mais jàppe wu ma ko pour xeex jóge fi CNG ak peut-être ku si man toog daal na defar làmb rek man loolu laa gën a jàpp quoi noonu la demee. mais tey d'accord nga Alioune Sarr li gars yi di wax pour mu dem. pour mu dem nan xool rek nan waxtaan rek bu fekkee li muy def arrangé wu leen mooy loolu bu fekkee arrangé na leen nag yaakaar naa daal famille lam daal nan waxtaan rek ba juboo man lu ñu def maa ngi seen ginnaaw daal ndax xale laa xam nga mooy loolu. Boy Baol te dañ laa fekk ci benn bërëb liggéeykaay boo xam te ne dañ fiy jaay pëna tey est-ce que mën nañoo xam ne Boy Baol fii lay liggéeyee wala tamit actionnaire la fi ndax dégg naa for naa ci yooyu bëri ñu ne Boy Baol actionnaire la fi mën ngaa confirmer loolu. waaw Touba Pënë directeur bi di Moutala Sène moo nekk nii sama doomu ndey la parce que bi ni xale ba léegi ñooy ànd grand Paco moom itam xam nga sunu grand la xam nga fii moom mooy Touba Pënë ndax man moom yaakaar naa ku ma xam fii nga ma xamee Touba Pënë waaw mooy sama lépp Touba Pënë moom mooy sama lépp te ku ma bëgg day bëgg Touba Pënë ndax noonu la demee ndax loolu la yàlla def quoi lépp laa fi. comme ni fi Moutala Sène doone directeur man noonu laa fi doone directeur ndax sama doomu ndey la yaakaar naa tët moo nu tàggale wala ñu bokk tët noonu la demee. waaw kontaan loolu ci li ngeen fi def nag information ngeen du mais def naa am ngeen ko damay wax ci Boy Baol mii lu ndaw lambi Sénégal li koy bëgg a yàq mooy koo ragal rek féetale ko suuf Boy Baol ndaanaan la Serigne Touba laa lay gën ñu xamuñu gëmuñu ku di Serigne Touba lamb la ñu supporté ñun lamb ju am ñu dem. kii di Boy Baol mii kii di Gris 2 kii di Modja ku leen fi ba da nga leen a ragal te li ma lay waatal ci Serigne Touba mooy kii di Yékini Junior yaa ngi may dégg wala déggoo ma kii di Modou Anta bu Thiès kii di Garga Mbossé numéro 1 Cheikh Ahmadou Bamba laa lay gën a kooku ci jox mu jàngal ko bëre parce que lan la moo leen dàq bëre moo leen gën a ñeme moo leen ëpp ay qualité te da koo wane ci làmb ji du dégg na ba mu dalee bëre ba tay jii la CNG mujjee am coton bu doy waaw lu leer mësta bëre te fajunu ko lu leer laa leer te kooku ci jox mu jàngal ko gaynde njaay la day bëree ndaanaan la ku ko ci ba da ngaa ragal c'est pas que dafa nekk ci ñun moo tax ne di ko wax Boy Baol bu nekk ci beneen écurie man Mourtala ma fekk si ko foofu parce que lu tax man góor laa te moom gaynde njaay la te ñun yëpp gaynde leen bëgg te dañoo bëgg kuy def fi góor waaw loolu dafa neex maa la wax lii ku ko fi ba mook ponkal mii ci sama gannaaw di Gris 2 mbaa Modja da nga koo ragal. am nga ay xarit yoo xamante ne tey ñu ngi ci làmb te bokkoo ak ñoom écurie. waaw comme Tapha Tine xam nga sama grand la maa ngi koy profité di ko nuyu waaw moom wax dëgg yàlla chaque jour parce que dañuy déggante sama grand la daf may conseiller ñoom Tapha Leer itam ñooñu samay dëkkandoo lañ quoi
ndax suñ dëkk yi benn la comme nga ne Ngor ne Wakaam ne Yoof Réfane réew Maawo Njaan noonu la demee mais di profito itam waa Boy Bawol famille ñoom danoo yàgg a sonn ci man waaw mu talaaseen mi itam dama bëgg lii nga génneel ma ko ku soxla ay pëna boo ma wooyee ñu andi la fii nu jaay la ay pëna waaw ay conteneur moo fi wàcc sa xam nga liggéey nun liggéey lañ gëm quoi même bu dul làmb ji dañuy liggéey ci leneen la ñuy nekk comprendre nga kon noonu la demee. am nga idole. idole sama idole moom Tapha Tine la ba ma koy wax ak léegi yàgg na. non fulaam bañ ku ko yàpp sa xamba mooy loolu am na gëm-gëm daal waaw man mooy sama idole ndax li naan kuy waliyaan sa dëkk tëggul man gëmuma keneen moom rek parce que moom laa gëm. Boy Bawol mu am loo xamante ni gis nañ ni mbëri Bawol Bawol bari nañ fi mais est-ce que jalousie amul seen diggante parce que tamit gis nañ kenn ku nekk yaa ngi kii sa bopp ku ci mel ni ay kéwal gis nañ ko révélation ay wuli 2 mais ñun ñëpp da nga gis ni ñii écurie bii dañ nekk ay Tapha Tine et tant d'autres bari nañ mais parfois est-ce que du jalousie du am parce que tamit da ngaa xew da ngaa mën bëre xewoon nga mën nga bëre mais instant bi ñeneen ñoo fi nekk. non bàyyil tooñ waaye ñooñu ñëpp dañuy déggante. ñooñu guddi du jot sa déggante wu ma see kër mbëri Bawol yi koo si gis ak morom ma ngi déggante ak morom ma loolu amul c'est que écrit nag bokk écrit man gëw ma ay écrit xam nga la laa gëm sama bopp comprendre nga man maa ngi nii Ngor laa yor écrit yaa ngi dégg la te teewul damay représenté Bawol bu ma jógee Bawol yëpp jóg ko maa ngi bëre. non man parfois nga bëre. waaw mais loolu la ma ñëpp xamee. waaw xam nañu der nga mais Bawol yaay seen kii. waaw gis nga Tapha Tine sax yaa ko bëre. non bul wax lool. non wuy ma bàyyil yooyu yëpp ay xeetu lii la yow da nga bëgg a ñëw jaxase nun Bawol yi. moo lay jaxase ñun ñëpp benn bopp. mais Boy Bawol Tapha Tine yaa ko ëpp buzz tax yow boo ñëwee ci stade bi ñëpp day ri mais Tapha Tine yaa ko ëpp buzz yow yaa gën a kii sax. Tapha Tine moo ma ëpp buzz. waaw moo ma ëpp buzz xam nga li dafa neex quoi ndax mbëri Bawol yëpp boo gisee bu suñu jàng bu amee ñoom ñëppay ñëw suñu kër taxaw réew Maawo Njaan ñoom seen i jàng bu amee man damay ñëw xam nga nekk seen kër ñu kaf ree mais nag ñu ngi waajal lu garaaw coalition bi li ñuy wax ni ay coalition yaakaar naa instant yi non maag Tapha Tine ñu ngi ciy waxtaan bërki dem rek ñëpp Bawol yëpp instant yi loolu lañ waxtaan ba teg nii instant yi. mbëru Bawol yëpp ñooy ànd. billaahi walaay talaay. écurie lay nekk wala. non Bawol yi xajuñu stade ñooy fees stade. écurie. boo ko defee écurie ci ginnaaw ngay. du kesoo écurie man fa may représenté Ngor foofu laay représenté ba kera may dee ndax yàlla foofu la ma teg ba kera may dee foofu laay nekk waaw teewul loolu du dara waaw da ngay gis Messi dem Barça teewul buy fubal waa Argentine yëpp dañ koy supporter kon noonu la demee. Boy Bawol lamb am na lum la porter. lamb moom yaakaar naa wax dëgg yàlla sant naa si yàlla bu baax a baax ndax bu ma xamee lamb moo tax su may dem fu ne lamb moo tax su ma kilifa yëpp di woo tout le temps di ma woo téléphone lamb moo tax kon lamb bu fi yemoon sax mu neex quoi mais roi. Boy Bawol am na kër. waa ñu ngi sant yàlla bu baax waaw. am nga xaalis am nga oto. non damay xaar ñu may ma oto damay xaar sama benn fans bu baax daal mu may ma oto quoi loolu laay xaar instant yi. Boy Bawol am nga soxna. non amaguma soxna. waaye am nga gel. instant yi. waa xaj na mag may seetaan. waa xaj na mag may seetaan. loolu non mariage aguma. non maa ngi waaj. incha allah waaw. di profito di sant sama waajoo xam ne dafa baax si man muy Mara Kane wax dëgg yàlla même bu ma toogee bëreewu ma damay dem mu may jox xaalis di ma jox ay 500000 ay 300000 ak sama mama aji bugguma Pointe des Almadies kooku itam tax na ba namu ma dara lu ma soxla même su ma bëreewul sax lu ne daf ma koy defal. Boris bu Ngor kooku itam lu ne la may defal njoogu bi nekk stade Demba Diop. Dan bi nekk Colobane njoogu bi nekk Colobane ñoo ñëpp dan may jàppale mu talaa seen mi billaahi lu ma soxla
lu ma soxla moom balaa tëdd ci lal dama koy régleel waaw muy grand Paco bii waaw moom xam naa soxnaam si ma ngi ma ngi si kaw quoi xam nga moom itam daf ñu jàppale bu baax ñoom Seck ndaanaan sama boy écrit ñoom birig ñoom xeeru ngor ñooñu yëpp maa ngi leen di xam nga maa ngi leen gën a ñaax daal ñu gën a yokk ñoom màgget ñoo ñëpp yuusu toujours pare kooku itam maa koy bég up xam nga fa mu nekk ma ngi may seetaan quoi kooku sama waay la. tey boo ñu doon defal bilan ci saison bi Boy Baol sa saison nu mu demee benn bilan bu tuuti rek. sama saison comme sama écrit quoi. kon yow sa saison ak saison bee ñu del ban différence la. waaw sama saison ren neexul c'est la première fois ma tëjee défaite saison c'est la première fois ba may bëre ba léegi ren la ma dal kon sama saison mënul neex si man ren mer boobu dama koo fanaanoo ba léegi mais incha allah xam nga mer boobu lan moo koy dinde liggéey dem fekk gars yi si kaw loolu rek ndax dama dégg Père Max naan mbër daanu siisu jooy loolu du tax ma jàpp mbër da ngay ñëw sume ko waat ñu xam ne yow mii am na loo mer man instant yi loolu laa def sama bopp instant yi di santaat bu baax waa États-Unis gëm nga succès. non gëwuma succès na ma doon dundee ba léegi laay dundee tey bala nga koo xam nga fekkoon ma suñ biir kër waaw boo ma fekkoon suñ biir kër di nga xam ne na ma doon dundee ba léegi noonu laay dundee ak fi nga ma fekk fii booy yëpp ñoom Fallou Pënë xam nga ñoom Uña man Baye Fall bi laay dund. su combat Gris 2. Gris 2 pata booba non kooku mais amul problème da ngeen ko bëgg a tëgg. su combat ak Gris 2. waaw da nga koo bëgg a tëgg. non lan mooy sa relation ak Gris 2 ba nga koo bëgg a tëgg. waaw amul problème nag avance bi ñëw. ngeen Gris 2 pata la. pata non sama gaañ la nag dama koy tooñ quoi mais na avance boobu ñëw waaw loolu laa bëgg. non boo ko leen écurie bu ñëwee nga bëri ak. pourquoi pas waaw dañuy bëre kay. waaw di tàggatoo di santaat yàlla bu baax di santaat waa Bawol gi yëpp di santaat waa Ngor di sant fi ma dëkk fële ñoom maam Jaara mi may togal Ngor gaa yëpp képp kuy supporter Boy Baol maa ngi lay jox sa wàcc waay quoi ndax suñu fans yi fu ne la nekk am na ñoo xam ne bëgg nañ noo gis te mënuñu noo gis lii moo tax lii dafa nice quoi pour ñu jekki saa ñu def émission ñu gis ñu waaw ñi la bëgg xam nga loolu daal laay tàggatoo daal di santaat bu baax sama gaa yëpp ñoom station Ngor Elimane ñoo ñëpp maa ngi leen sant bu baax di sant waa Bawolaat waaw di leen gërëm nag ndax Fatma yow li nga def dafa nice quoi xam nga di dem si mbëri di jël yàlla na site internet bi dem ba doon ay télé waaw yàlla na dem ba doon ay télé incha allah. mbër mën nga lépp. waaw lépp waaw loolu mooy concept émission bi da ngay lépp wala nga bàkk. lépp bi ma xam de bukki la woon waaw ñu ne ku gën a gàtt looloo sol quoi da lay may aw nag gars yi ñëw ñoom lëgg ñëw andi slip ñoom nag ñëw andi ay ñoom rabi àll yi daal ku ne andi lu gàtt bukki xool ne am na benn rabu àll bu ko nar a gagné quoi andi benn string moom mu dem andi ñooru tubay tak ci ndig noonu la demee